salaamaaleykum mbokku élevage ñu ngi am kontaan ak mbégte di ñëwaat ak yéen seen premier numéro bi nga xamante ne chaîne bu bees bi ñu bëgg a lancer ci YouTube mu ngi tudd GEP Web TV lii nag mu ngi nekk benn continuité par rapport ak liggéey bi ñu tàmbali woon depuis un certain moment ay ati at jóge nañ ci Facebook bi jóge nañ ci Telegram bi jóge nañ ci WhatsApp bi jóge nañ ci de manière générale ci réseaux sociaux yi tey lancé waat beneen chaîne bi nga xamante ne aussi toujours dafay participer ci li nga xamante ne aussi dafay fësal élevage. lii nag bu amee rek dafa am benn partenaire bi nga xamante ne aussi groupe éleveur professionnel moom lay àndal muy SD 2000 TV bi nga xamante ne aussi boo duggee si YouTube bi di nga mën a suivre ay cérémonie yu muy couvrir bi ci mujj rek ci cadre élevage muy foire bi nga xamoon aussi foire banlieue bi amoon Pikine ñoom ñoo defoon couverture bi mu nekkoon benn spécial vraiment foo tollu rek mën nga suivre donc SD 2000 lañ fas yéene liggéeyal ci plateau yi ñuy def li fas yéene liggéeyal ci émission yi ñu nar a proposé gars yi ci chaîne YouTube bu bees bi nii donc ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax. alors tey nag ñu am benn plateau bi nga xam ne moom mooy marqué suñu première émission nar cee waxtaan ak suñu président Omar Kane bi nga xamante ne aussi moom moo ñu dalal tey ci bergerie Galoya nar cee waxtaan aussi ak Alla Gueye ki nga xamante ne aussi depuis un certain moment mu ngi def ay jéego yu am solo ci création ay groupe WhatsApp ay création ay réseaux sociaux yu bëri tey ku wax réseaux sociaux yi mënoo ko ci génnee mais également di waxtaan ak benn expert mi nga xamante ne aussi xamewuñ ko trop ci réseaux sociaux yi mais dafa marqué empreinte am ci cadre communication élevage muy Ngandien keneen ki nga xamante ne également il a joué un rôle très important ci rôle tey bi nga xamante ne réseaux sociaux yi def nañ ko ci élevage muy Mamadou Diagne ñu gën ko xamee ci Diagne Modou yàgg naa animé yàgg naa créé ñoo ñëpp nekk ay experts yi nga xamante ne aussi tey élevage amal leen njukkal ci wàllu communication ci wàllu promotion élevage ci benn fànn bi am kontaan ak mbégte di waxtaan ak ñoom tey suñu premier numéro bi nga xamante ne aussi dafay participer ci promotion toujours élevage comme ni ñu koy faral di waxee élevage toll na fenn fi nga xamante ne aussi comme ni télécommunication doxee te comme ni réseaux sociaux di marqué élevage aussi dafa soxla benn plateforme de communication bi nga xamante ne aussi dafay méngoog jamono donc ci loolu rek la ñu amee xalaat créer chaîne bi nii mu nekk benn chaîne bi nga xamante ne aussi ñu ngi ñaan képp si yéen rek di aimer di partager information yi moom moo koy jëmalee kanam laataa ñuy tàmbali waxtaan rek dañuy bàyyi suñu président mu nuyoo ñu tàmbali waxtaan bi. jërëjëf Amady donc di nuyu bépp téléspectateur bu ñuy seetaan di door rek si féliciter initiative bi ngeen am groupe éleveur professionnel def ngeen affaire professionnel parce que si Facebook la commencé dem si migrer vers le WhatsApp après tey jii yaa ngeen si YouTube mu nekk vraiment une suite logique mu nekk loo xam ni vraiment c'est une belle évolution bi nga xam ni ñun ñëpp dañ ko saluer en tant qu'acteur de l'élevage di wax rek lu baax la si élevage bi parce que élevage bi baax na nit yi di si échanger baax na aussi nit yi nga xam ni amuñu jot dem si foire yi wala dem si journée scientifique yeeg yooyu mën a am plateau yu mel nii ngir mën see njàng ngir mën see waxtaan ak seeni naataango ngir mën see xam lu bëri lu xew si milieu élevage bi donc c'est une initiative que je salue vraiment di leen di encourager di leen di ñaanal tamit mu jëm kanam di wax rek ñoo ngi seen ginnaaw lépp loo leen soxla rek on est à votre disposition incha allah. voilà merci beaucoup président Omar Kane di vraiment di kontaan si moom parce que à chaque fois aussi bokk na si ñi nga xamante ne tey bu fi groupe éleveur professionnel tolloo muy Facebook muy WhatsApp ak leneen bokk na ci ñu ciy contribuer dans la mesure où ci publication yi ci animation yi ci débat yi le plus souvent aussi daf yi dugal Grand Salam bi nga xamante ne aussi lu rëy la ci yi nga xamante ne aussi surtout ñu ngi ci cadre élevage bi bëgg a xam mais aussi di ko safar saa su ne balaa ñu ko ne rek dañuy jox micro bi kii nga xamante ne aussi tey c'est l'initiateur bi ñu tàmbalee ba léegi pratiquement moom dafa am benn feeling bu xaw a particulier muy Alla Gueye moo créé woon groupe WhatsApp Facebook bi ba tey ñu ngi ci 133 000 membres moo créé aussi groupe WhatsApp bi ak yeneen groupe yi tey ba tey ñu ngi ci yoon YouTube donc Alla ñu ngi lay jaar. asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di wax ni kontaan nañ toog ci teewaay bi tey pour def sunu première émission ci wàllu groupe éleveur professionnel di wax ni groupe éleveur professionnel ñu ngi ko démarré woon Facebook en 2013 waaw boobu élevage bi peut-être yaatu woon na mais dafa amoon fu mu dese woon quoi ci côté média bi waaw ñun nag comme ñun dañuy élever te amoon nañ
yéene boo xamante ni pour partage ak pour ñëpp xam élevage looloo taxoon tamit ñu ubbi groupe boobu quoi waaw biñ ko defee nag moom wax dëgg yàlla bokk amoon na ñu bëri ñu ci accompagner quoi ku ci mel ni Siré Diakité moom laa ci njëkk a def comme administrateur ak Pape Maguette Diop bu Laadum Sénégal ak Yaya bi nekkoon Mauritanie aussi tamit bon jàppale woon nañu ci liggéey bi bu baax a baax doon na ci def liggéey yu amoon solo waaw ak Mbayloo Gaydel ak El Hadj Ndiaye Luft ba ci ñoom Hamadi Mbodj tey quoi waaw ma taxaw foofu rek ba ci kanam incha allah. voilà merci beaucoup directeur merci beaucoup Alla à ma droite nag dañu am ñaari kàngam ñaar ñi nga xamante ne aussi ay styles yu xaw a différent lañu ci cadre communication réseaux sociaux yi kii di Ngagne Diène kii di Diagne Modou Ngagne nekkul quelqu'un ki nga xamante ne si benn jamono kuy fréquenter réseaux sociaux la mais quelqu'un ki nga xamante ne am na du respect am na du mérite am benn connaissance bi nga xamante ne lu particulier la Diagne nekk quelqu'un qui est très actif vraiment activiste ci réseaux sociaux yi am benn aussi benn lenn li nga xamante ne vraiment participer na ko ci promotion élevage Ngagne Diène ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum éleveurs yi ñu ngi leen di nuyu mbokk groupe éleveur professionnel yëpp di ziar sama directeur général El Hadj Omar Kane di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw fii nag ci ENAM ndax yaakaar naa ni élevage moom communication daf ci am solo te groupe éleveur professionnel ñun départ bi lépp la ñu fekk ci Facebook bi ba ci WhatsApp bi ba tey ngeen ñëw am YouTube donc jàpp naa ni daal ak voix bi ngeen jël ak conseil yi ngeen am yaakaar naa ci télé ngeen di mujjee incha allah ñu ngi nuyu nag directeur général bu baax a baax ndax tey moom sama directeur laa bokkal plateau moom bu fi nekkee sax du woon yoon may wax mais ñu ngi koy nuyu di koy ziar di xam ne nag élève am lañ ci moom lañ génnee te chaque jour loolu moom duñu rëy di ko wax fenn wala ñuy rus di ko wax fenn daal waaw di ziar ñu fi toog ñëpp nag di ñaanal Alla Gueye tamit mi nga xamante ni moo créé lii suñu borom defal ko tawfeex te mu gën a am continuer parce que maa ngi fàttaliku Alla di ma wax ni Ngagne ne utal benn application bu ñuy wax WhatsApp ma dugal la ci WhatsApp groupe éleveur code professionnel kon loolu tey su jëlaa defaatee plateau teg ma ci gëm naa ne kooku fàttewu la te ay mbiram booleel na ci daal donc xam naa daal ñi ngi xaar ba ci kanam daal. merci beaucoup Ngagne Diène ñu amaat quelqu'un ki nga xam ne comme ni ma ko présenté woon sànq muy Diagne Modou yaakaar naa nekkatul ku ñuy présenté ci cadre élevage tey Diagne ñu ngi lay bàyyi ab Diagne la nag da ngeen koy comprendre. waaw salaamaaleykum mbokk éleveurs yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu surtout ñi ma bokkal plateau di jiital nuyoo bi sama xarit sama président man moom nee naa man mooy sama président man sama xarit la ku ma xam si moom la ma xamee waaw man jaral na ma lu ne parce que man ci dëgg lay ànd ak nit waaw ak reconnaissance lay ànd ak nit ak lim liggéey si élevage nag wax si nit yombul ndax boo waxee si moom dañ naan da koy taxaar rajo wala da koy yëkkati fekk man dundeewu ma noonu moom xam na ma muy président Abou Kane di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal aussi tamit initiative li nga xamante ni moo ñu tax a ñëw tey fii si bergerie Galea muy Alla Gueye bi nga xamante ni man sama raq la sama xarit la ndax démbam si élevage xam naa si lu bari ku am respect si doomu aadama ku yëg nit donc suñu ma boolee si lii damay am mbégte lool di dalal Amadou Mbodj mi ma dalal fii tamit di Mbodjeen boo xamante ni man dama ko sopp lool si communication am si taxawaayam di un professeur émérite maanaam koo xamante ni bëgg na élevage nangoo liggéey Ngagne Diène man sama xarit la sama raq la du tey élevage yu démb la maak moom waaw obélisque donc concours xar mi boole wuñ si élevage donc su ma bokkee ñi plateau damay am mbégte lool am cawarte di waxtaan ak ñu mel nii kon ci biir waxtaan bi dinañ gën a développé lu ñu waral suñu teewaay fii si ëtt bi tey. jërëjëf mbokku éleveurs yi am ñaari style wala ñaari nit ñi nga xamante ne aussi tey yàlla def na ay dirigeants lañu ay njiit lañu mais ñu nekk nit ñi nga xamante ne aussi seen type d'élevage dafa méngoog jamono ci cadre communication toujours comme ni mu koy faral di waxee y a le doyen Lamine Diagne et y a le président Omar Kane muy Abou Kane nit ñi nga xamante ne aussi couramment da ngeen gis ñuy fréquenter réseaux sociaux yi et quel que soit le niveau bi nga xamante ne wala éleveur bi ñuy dajal bu fekkente conseil la wala bu fekkente lan la da ngay gis ñuy échange ak ñoom donc bokk nañu si ñi nga xamante ne vraiment type d'élevage bu professionnel mais aussi bu moderne la ñuy def alors président Omar Kane fekk nga démb fekkee tey réseaux sociaux yi fi lañ leen fekk daanaka bu njëkk lii yëpp amul woon tey ban apport nga ñu mën a wax par rapport ak lu positif d'abord ensuite ñu ñëwaat ci inconvénients yi nga xamante ne aussi mën nañ ko noter ci création wala réseaux sociaux yi li ñuy apporter ci cadre élevage de manière générale. réseaux sociaux yi moom comme ni nga ko waxee am na ay avantages am na inconvénients
mais yaakaar naa ni avantage yi ñoo ëpp parce que comme ni nga ko waxee bon ñun xëy na du démb yëpp la ñu fekkee mais am na as tuut bu ñu fekkee macha allah parce que ñu ngi door bon à la fin des années 90 te boobu kenn xalaatul woon réseaux sociaux yi dina am quoi ay yenn groupe yi ñu am léegi wala communication bi am léegi parce que boobu ñi lan lañ doon def dañuy toog dimanche jot rek nga def ñu def benn groupe dem wër xar yi soit dem Rufisque wala dem Thiès wala dem ailleurs donc te boobu aussi élevage bi développé wuloo nii bëriwuloo nit maa ngi faral di wax temps boobu ñun suñu xëyee benn dimanche matin balaa 14h bu fekkee région de Dakar mun nañ def éleveur yëpp région de Dakar yëpp tey nag soo xëyee tey jii ñu may waxee yéen soo xëyee 7h du matin nga visiter ba 19h pour nga jeexal sax benn quartier problème la donc ça prouve que affaire bi évolué na en nombre et à tout point de vue maintenant apport bi réseaux sociaux yi am nag dafa am solo lool parce que tey jii tax na nit yi gën a xamante tax na nit yi gën a xam xar yi tax na échange yi gën a am tax na aussi nit yi mën a mettre def lu ñu naan mise à niveau parce que bu njëkk ba da ngay yor sa xar nga yaakaar ni yow yaay champion bi léeg-léeg sax nit yi si seen bopp ñoo yaakaar ni mun nañu yaakaar ni sax sa xar mooy champion fekk c'est pas le cas nga siy liggéey di si liggéey fekk xar bi demeewul noonu donc loolu luy tardeel élevage la wala naka noonu aussi nga gis ku yor xaram mu nekk vraiment un champion mais parce que peut-être siwul parce que peut-être génnewu ko parce que nit yi xamuñu ko xar boobu duñ ko considérer comme champion donc du def xar boobu du def liggéeyam du liggéey lu bëri du produire lu bëri mu nekk pertement élevage donc loolu tey jii loolu mënatul am parce que tey jii avec les concours yi nga xam ni réseaux sociaux yi ñoo koy médiatiser avec visite yu ñuy def ak nit yi di natt ak yooyu comparaison yu ñuy def permettre nañu léegi ñu xam ban xar moo njool ban xar moo gudd ban xar moo yaatu ban xar moo am équilibre bi ban xar moo rafet tax na léegi ñëpp xam xar yëpp léegi xar bu baax nit ñëpp xam nañ ko donc loolu moo tax sax soo leen xoolee 10 dernières années yi évolution laadum dafa am évolution bu extraordinaire parce que bu njëkk ba comme ni ma wax rek da nga yor sa benn champion yow rek sa kër lay yem kenn du ko xam kenn du ko jënd ainsi de suite donc quelques femelles lay tëb mais tey jii champion fu mu génnee ñëpp siy liggéey parce que yow mii si sa bopp bu fekkee bëriwoo ay femelles nit ñi dina ñëw forcer le prix dem jënd ko liggéey si te ku jënd champion tamit li ngay njëkk a xalaat mooy ut beneen champion boo ko booleel donc soo xoolee ces dernières années yi dañuy commencer di boole champion yi ak champion yi dañ leen di boole di leen di croiser loolu tax record yi chaque fois day am bu njëkk boobu nag champion yi peut-être duñ leen xam sax ba li leen di boole ak champion yi nit mooy ñëw rek parce que nekk bon benn éleveur parce que siiw naa wala am naa martaba ak yooyu bon nga ñëw nga ne nit yi respecté la par rapport ak loolu donc respect boobu day dem ba si say xar même su sa xar yi gënul sax dañuy naan yow sa xar yee gën donc ba tax na xar yu baax yi dañ leen di ignorer xar yu baax bon yi moom peut-être xëy na ñoom la ñuy jiital parce que tout simplement ki ko moom am na tour mais léegi ce n'est plus le cas léegi daanaka démocratie la léegi xar bu baax da ngay dem si géew gi nga wane sa bopp soo wane sa bopp nit yi réseaux sociaux yi tasaare message bi ñëpp yëg ko en ce moment là nit yi xar bu nekk am na cotation tey jii loolu réseaux sociaux yi moo tax parce que information tey jii bu am tey jii un champion bu nekk Saint-Louis dans les 24 heures Sénégal yëpp dina ko yëg réseaux sociaux yee tax tey jii un géniteur bu def ay jaloore Kaolack wala def ko Touba wala feneen ñëpp dañ koy yëg dañ koy xam donc ñu bëri xam nañ ay xar fekk bougé wuñu seen kër donc apport boobu la vraiment réseaux sociaux yi am si promotion élevage bi maintenant nag du ñàkk am na ay inconvénients loo gis aussi lu baax am na ay inconvénients inconvénients yi moom aussi am na parce que bon réseaux sociaux yi léeg-léeg aussi day permettre aussi ñenn ñi nga xam ni suñu bëggee yàq deru nit yàq si réseaux sociaux yi loolu lu may ñaawul la léeg-léeg soo manque de respect am na ay kilifa yi nga xam ne actuellement yow wax nga sànq peut-être man ak Lamine Diagne bokk nañ si njiit yi nga xam ñooy gën a ñeme réseaux sociaux yeeg yooyu parce que bon xëy na suñu bëgg élevage moo tax yooyu peut-être aussi cër bu ñu jox mais léeg-léeg ñun dañuy égratigner mais dañ koy factoriser parce que dañuy comprendre ni nit yëpp yemuñu réseaux sociaux yi aussi yeneen inconvénients yi am mooy yi nga xam par exemple secret amatul dara day am rek nga wax ko nit rek taf dans la seconde près nga dégg mu yaatu
ah mun nga ñëw nit ki may la xar nga jékki-jékki dégg ni ah jënd nga xar 20 millions wala jënd nga xar 30 millions ah wala nga jënd xar 1 million ñu ne jënd nga ko 15 millions donc yooyu yëpp dafa doon yoo xam ni bon maintenant dem na ba sutura amatul ah bu dem na ba nga xam ni sooy wax da ngay ragal parce que da ngay ragal def erreur parce que soo defee erreur yàqu nga ñëpp dañ koy yëg donc lu mu doon ay affaires yi nga xam ni bon vraiment c'est les inconvénients yi nga xam ni dama ko wax pour que yéen ngeen jéem a corriger par rapport à ça ngeen def un peu de déontologie si seen groupe bi gis naa nag loolu aussi dama leen si respecté dama leen si félicité si loolu gis naa aussi groupe bi que vraiment yaa ngeen di réguler am na yenn dérapage yi da ngeen koy bañ wala su naree am da ngeen koy supprimer am na ñoo xam ni bon suñ naree déconner sax jaar na sax ba ngeen génnee leen kii bi donc loolu c'est des choses que yi may saluer parce que loo gis dañ koy réguler dañ koy contrôler réglementer ko pour éviter que ëllëg mu déborder pour éviter que ëllëg ñi nga xam ni ñoo war a dugg pour vraiment xamal nit yi jàngal leen ñooñu mën a dugg ñooñu bañ a ragal a dugg donc loolu laa bëggoon rek wax ci réseau yi un peu quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc ñu tàllal micro bi doyen Diagne doyen laa lay wooye parce que non seulement grand frère nga mais quelqu'un ki nga xam ne aussi jiitu nga ñu ci càmm gi te lu bëree bëri aussi joué nga ko ci communication bu ñu doon waxtaan léegi ak président Omar Kane Diagne ak réseaux sociaux aussi dafa phénomène la en quelque sorte laay wax parce que dafa bokk ci sa vie tey dafa bokk ci sa identité tey Diagne coono googu yëpp en réalité lan moo ko waral est-ce que dafa am li nga xamante ne aussi moo nekk ci ginnaaw wala coono bi ngay daj pour animer groupe coono yi ngay daj pour créer ay groupe tey jii nii est-ce que Diagne mën nañu gën a mën expliquer par rapport ak suñu émission bi. waaw merci beaucoup Amady question bi pertinent na am na solo trop waaw coono boobu xam nga Amady nga def benn phrase wala nga def benn vocal boo xamante ni dina jëriñ benn nit sax loolu fayu yàlla bi moo gën sax fayu doomu aadama bi ndax tey réseaux sociaux yi yaakaar naa ni ku si wax rek di nga ci boole Diagne Modou Amady réseaux sociaux yi président Abou Kane wax na ko léegi ñu si bari defaru nañ si mais ñu si bari yàqulu nañ si ndax tey avant réseaux sociaux yi daan nañ dóor ay nit dóor yoo xamante ni du ñu am fu ñu koy jooyee mais tey jii nii un Diagne Modou ñemeetul sax jël benn xar sax di ko jaay nit te fekk xar bi baaxul su ma ko defee tama du ma ëppi buum kon réseaux sociaux yi kon d'une part groupe éleveur professionnel tey bu créé lii day gën a tax njublan yeeg ñi daan yàq di jaay xar yu bon yeeg dootuñu ko sañ ndax tey boo ko defee buñ la wanee nit ñëpp dañ lay xam kon réseaux sociaux yi mu ngi wane mbonu yi nga xamante ne yeneen éleveurs ñu ngi ko daan def avant yii di xew kon yooyu wàññeeku na bu baax beneen bi mooy Diagne mu ngi ciy sonn tey à travers yenn émissions yi Diagne doon def à travers yenn waxtaan yi Diagne doon def nit ba tey woo na ma ba tàyyi ne ma sa waxtaan laa déglu moo tax ma bëgg xar moo tax ma dugg ci xar kon loolu rek yaakaar naa ni moo ëpp fayu nit sax kon réseaux sociaux yi am na lu mu defar réseaux sociaux yi tamit am na lu mu yàq tey ji nii un mâle mun naa ko citer un mâle comme Gandhi tey mun naa wax ni ba ko àllagay jëndee mun naa ne réseaux sociaux yi yàq yañ ko doon yàq tey moo tax nit ñi dem di découvrir Gandhi ba Gandhi tey ay produits fu ne nga koy dégg ndax jamono jooju ay éleveurs ñu ngi ci réseaux sociaux yi lu ne nañ ko yàq di def ay tur yoo xamante ni bokku ci def ay faux identité di yàq lu mel ni xamee Gandhi te tey tax na Gandhi loolu ñu ko doon saboté moo tax tey si àllagay la gën a siwee sax que Matar Niang mi ko juddulu kon impact négatif yooyu nga xam mu ngi ci réseaux sociaux yi du jëmale élevage kanam ndax nit di nga jug pour yàq nit ci réseaux sociaux fekk yàq boobu nga koy yàq sax moo tax ñi am xel sax dañuy découvrir kii li ñuy yàq nii xaaral ma dem découvrir ko ba découvrir boobu ba gis aspect positif kon réseaux sociaux yi baax na si benn côté tamit wane na tamit njublang yi nga xamante ni ñoo ngi si élevage bi kon Amady Mbaye réseaux sociaux yi tey mën naa wax ni tey bu ñu ko doon séddale à 100% 95% yi lu positif la 5% yi organisation la rek ak ñi jiite réseaux sociaux yi ñu gën a xoolaat seen taxawaay gën a seggaat ñi nga xamante ni ñooy indi aspect négatif si wàllu élevage bi Amady Mbodj. voilà jërëjëf Diagne mais aussi impact boobu noonu si éleveur la am mais d'autre part remarque nañ benn impact bu rëy bi nga xamante ne aussi tey communication àgg na ba fi nga xamante ne dimbali na lii di association yi bu njëkk da nga daan am lu la metti ci association mais pour nga am foo ko jooytu du yomb wala nga am benn remarque bi nga def par rapport ak prise de mensuration yi wala par rapport ak organisation foire wala par rapport ak yenn yi doo am foo ko jooytoo tey gis nañu à travers les débats ngeen di animer tey dem na ba association yu bëri aussi am na leen lu bëri lu mu leen njëriñ alors collaboration boobu noonu wala relation de partenariat boobu diggante réseaux sociaux ak association yi puisque yow aussi yàlla def na aussi yaa ngi si yenn association dafa yëngatu loolu ñu ci mën a wax. waaw Amady bonne question aussi tamit Amady gis nga association yi kenn sañatul def lu neex parce que réseaux sociaux yi na la leer ni loo fi def gars yi en direct lañ koy jël kon réseaux sociaux yi mun naa wax ni sax tey jii nii
ñi jël mensuration xar yi wala ñi natt xar yi ñu ngi bàyyi xel bu baax réseaux sociaux yi ndax foo fi jëlal xaram mensuration noo ko warut a jëlee gars yi dañ koy foto dugal ci réseaux sociaux yi au lieu borom xaram di kaas sax internet ñoo lay kaasal kon réseaux sociaux yi mën naa woon sax dafa nekk moyen de régulation boo xamante ni tey mu ngi réguliser lu bëree bëri si milieu élevage bi Amady tey bu njëkk ba xar dañ ko daan nattee nu ko neex borom du am fu mu ko kaasee te tey jii nii am na nu ñuy jëlee sa xar mensuration wala foire am ay injustice am si foire bi tey réseaux sociaux yi jël ko def ko ay débat di ko ngawtee ñi jiite association yi dinañ xam ne kat gars yi nañ def attention kon élevage bi am na ay waxukaay yooyu nag éleveurs yi dañ leen war a dooleel jàppale leen lu si mel ni li Alla Gaye créé ak ñu ngi koy jàppale dañ leen war a jàppale bi ñu leen war a jàppale mooy bu ñu leen invité ñu ñëw si plateau yi ñëw si débat yi loolu mooy jàppale bi mais jàppale bi soxlawuñu moyen kenn yaakaar naa ñi ko jiite am nañ maturité am nañ possibilité ba mën a doxal seen groupe mais tey da ngay invité éleveur te tey éleveur boobu ngay invité da nga koy defal promotion si élevage am da nga koy defal promotion si élevage am ba élevage am taxaw benn niveau boo ko bëggee invité sax mu naan la non aw ma jot ak c'est-à-dire parce que loolu delloo naar ba xam ni ñu ko olof di woyee donc tamit nañu waxante li nekk mooy disponibilité bi abukan am wala doyen Lamine Dieng yaa ngi koy cité sànq ba tey yeneen éleveur nañu roy si ñooñu te ñooñu kenn gënu leen xar tey réseaux sociaux yi tey dañu yóbbu élevage foo xamante ni jëlee nañu ko si niveau bu suufi yóbbu ko si niveau bu kawe tey avant ay benn nit ñaari nit ñoo doon jaay xar tey communication tax na tey nit jaay xar loo xamante ni tey jii nii yaakaaroon dina ko jaayee kon la permettre loolu nag nañ ko jëloo respect bi si war del ko cër bi si war kon man damay wax ni ñi créé ay groupe réseaux sociaux ñi créé ay groupe si site bi ay web ak yooyu si affaire élevage nañ leen jox respect as président association yi jox leen cër bu foire amee ñu jox leen seen matukaay ba mu mat sëkk créé na ay conditions yoo xamante du ñu am benn jafe-jafe si dugub bi du ñu am benn jafe-jafe pour couvrir li nga xamante ni mooy événement bi ndax yaakaar naa ni loolu bëgg-bëgg la boo xamante ni ñoom fayu ñu leen ko li ñuy fay ay télévision te tey ñoom kenn fayu leen ko te ñoom li ñuy jàlle en temps réel télévision yi mënuñu koo jàllale kon réseaux sociaux yi tey jii nii mën naa wax sax sponsor yi ñu jox télévision yi sax wala li ñuy jox télévision yi sax tey réseaux sociaux yi lañ ko waroon a jox tey ñu leen ni parce que tey foire bu amee réseaux sociaux yi ñooy impacté foire bi ñooy tax foire bi nit ñi di ñëw tey télévision bi li mu mën mooy ngoon jot ñu def journal de la foire wala yeneen publicité yi alors que tey éleveur bi amul jot sax ci seetaan télévision Amady kañ nga gëj a seetaan télévision information yaa ngi ko gisee ci réseaux sociaux yi yaa ngi ñëw si laadum conseil wala nga dem éleveur professionnel pour mën fa am information yi kon association yi tam nañ sóoraale ni seen événement yii di ñëw nañ seeti lu mel ni groupe éleveur professionnel wala laadum conseil yi jox leen seen part de publicité su ko defee ñu leen di mën a couvrir seen événement yi nga xam moom la ñuy def maa ngi koy lancé président Aboukan moom mi nga xam moo jiite association bu mag bi na ñuy sédd éleveurs yi si li nga xamante moom la ñu yóbbu télévision yi di ci jox benn part boo xamante ne réseaux sociaux yi am influents yi lu mel ni éleveur professionnel wala laadum conseil di leen jox seen part ñu leen mën a couvrir seen événement yi yaakaar naa ne foofu lay gën a gaawee sax que télévision yi ñuy dem Amady Mbow. Diagne macha allah ci li nga développé am na solo trop tey ñu gis un premier partenaire ñëw na muy SD de 2000 TV mi nga xamante ne fas yéene a jàppale groupe éleveur professionnel ci émission bi ñuy fas yéene lancé si YouTube bi benn partenaire commencé naa ñëw de manière générale aussi partenariat aussi bi nga xamante ne aussi jàpp nga ne yeneen secteurs yu affilié wu ci élevage war nañ ko def ñan la ak lan nga yaakaar ne aussi rôle ñi nga xamante ne comme que yow bëri nga ay groupe yi nga créé yi nga moom sa bopp muy si Facebook muy si WhatsApp muy si Telegram bi yéen itam lan moo war a nekk seen taxawaay par rapport ak loolu. waaw Amady maa ngi di féliciter SD 2000 TV parce que partenariat bi mun naa c'est une première muy nekk partenariat ba ça va être du gagnant-gagnant gagnant-gagnant bi mooy xëy na dina apporter dara éleveur professionnel dina ko apporter dara ndax éleveur professionnel c'est un groupe qui fait 126 membres je sais pas si Facebook 136 membres si Facebook 136 000 c'est pas du jeu loolu du ay caaxaan loolu liggéeyal moo koy maye donc loolu noonu du afi caaxaan donc man damaa jàpp ni tey ñeneen dinañ daw si ñëw ba ay T25 monde sax gëm naa dinañ ñëw pour liggéey ak li nga xamante ne mooy groupe éleveur professionnel rawatina laadum conseil nga xamante ni yàgg nañ liggéey ak li nga xamante ni mooy groupe éleveur professionnel donc man damaa jàpp ni minoterie yi d'abord ñooy premier partenaire war nañ mën a ñëw si réseaux sociaux yi lu mel ni groupe éleveur professionnel damaa jàpp ni président association yi lu mel ni Adam bi nga xamante ni suñu xarit suñu président Aboukan moo ko jiite la muy joxe ji yenn télévision yi na jël benn part bi di ko jox groupe yi ñu siy gis seen bopp engañ dañ ci war a gis suñu bopp àlla dañu war a jox benn part ñun parce que ñun tey li ñuy promotion bi ñuy defal seen événement yi amul benn télévision bu leen ko mën defal kon promotion boobu ñu leen koy defal seen budget communication bu nekkee 10 millions war nañ mën a yëkkati benn somme boo xamante ni jox ko groupe éleveur professionnel wala laadum conseil ñu defal leen marketing defal leen communication si seen wàllu événement ndax loolu yaakaar naa day gën a ñaax ñi nga xamante ni mooy initiative bi ñu jël nii parce que moyens yi ñu dégagé ni jógee fii caaxaan c'est des caméramans sophistiques yaa ngi dégg appareil sophistique
bàyyi seen connexion bàyyi seen lépp donc war na am benn péjjam boo xamante ni war na ñëw si ñoom kon loolooy tax ñu gën a am courage gën a am envie mën a jàpp si liggéey bi ndax yaakaar naa ni réseaux sociaux yi yóbbu nañu laadum fi sori de nit nekk na ba États-Unis jënd mbote abukan 3 millions lu ko waral groupe éleveur professionnel lu ko waral laadum conseil kon loolu éleveur boobu ñu koy defal ku mel ni Dramé nay des fois di gersu yenn éleveurs yi nga xam ñooy jiite yenn groupe yi di leen compal di leen joxal yenn loo xamante ni da leen di mën a taxaw di leen mën a jàppale mais di jaay say mbote ñu leen defal sa promotion nga tàggu rek jàpp su ruq loolu jaaduwul yaa ngi dégg éleveurs yi nga xamante ni éleveurs yi leen di taqal rajo si yenn groupe yi nañ leen di jàppale rawatina ñi nga xamante ni ñoo jiite groupe yi ba nga xamante ni ñëpp si gis seen bopp ndax ndimmal kat da say fekk loxol borom. jërëjëf Diagne yaakaar naa appel bi aussi ñëpp dégg nañ ko mi nga xamante ne tey mooy partenariat gagnant-gagnant diggante groupe yi ak éleveurs yi parce que aussi groupe yi ñoo ngi béy seen waar mais tey Diagne dafa mel ni ñàkk xam la ci cadre communication dem nañ ba jaawale ñàkk à chaque fois booy communiquer sa xar dañuy dem ba takkal ko ñu ne takk rajo la phénomène takk rajo bi bëri lool nit ñi mënuñoo différencier takk rajo ak communiquer si sa xar question bi yàgg ngañ jënn ma koy nuyuwaale au passage di ko joxaale mu nuyuwaale yéen a koy bokk est-ce que tey lu ñu woowee takk rajo est-ce que bokkut ci élevage de manière générale comme ni nga xam ne Coca-Cola tey maa ngi defaale publicité ma ngi jël ay milliards di ko fay pour publicité boppam tey nit ki yore benn produit bi nga xam da ko war a valoriser est-ce que le fait que mu koy publier wala di ko wax ci WhatsApp bi wala di ko wax feneen loolu mën nañ ko méngale ak takk rajo nga yaa ngañ nag gën a bokk question bi. waaw asalaamaaleykum Hamady ñu ngi lay nuyu di la siyaar waaw xam nga takk rajo ak communication boo xoolee ñaari benn lañ kii day baatu olof kii di baatu tubaab olof moo naan takk rajo wala mi ngi takk haut-parleur yi tubaab moo naan communication léegi nag éleveurs yi parfois loolu lañ xàmmewul te nit ki bu ko mag yarul du xam lu baatu olof baatu tubaab rek lay xam te loolu moo bëri léegi ci Sénégal parce que olof bi dafa commencé dee bëri na gone yoo xam ne boo leen yónni woon fi mu ne nii ne leen yeexal xamuñu li nga leen wax boo leen ne woon gaawal loolu la ñuy xam te communication dafa baax gis nga nit day jël ay millions investir ko ci communication Diagne bëri na ñoo xam ne may na leen ay millions te xamu ko Alla Gueye bëri na ñoo xam ne may na leen ay millions te xamu ko bëri na éleveurs yoo xam ne tey ku mel ni Modou Dramé maxu boo leen ni ñu ne xaru askan wi imposé na ko nit ñi ba nit ñi def ko seen xel am na xale yoo xam ne ñoo ko defal communication boobu léegi nag ndax mi ngi leen di jàppale moom moo ko xam wala jàppale wu leen mais communication dafa am solo nit ki bu nekk ñi nga xamante ni ñooy communiquer ci alalam muy am promotion war na xool ni mu leen jàppalee parce que nit dina jublu dara sax pour ŋàññ si dara sax defal ko communication te xamoo ko moo tax communication ñaar la kii da koy jàng génn kii am ci don tey ku mel ni Diagne moo da ci am don man maa ngi fàttaliku benn waa ji yor communication Sococim de ku ñuy wax ngeer di jaay ciment def ma mus ne xool ma ñu waxtaan bi mu ne ma booy yow communication da nga ci am don pourtant man jàng naa ko génn ci école mais yow yaa ma ci mën yooyu day am mais nit ki tamit moo war a moom xool di seetlu boppam di xam ni muy taxawee parce que élevage bi moo toll foofu kenn mënul dem génn ci communication tey groupe bi dañ leen war a jox seen cër xool nañ leen jàppale bu ñëwee ci foire ñu leen couvrir war leen jox ay añ ak ay reer ak lépp jox leen ay batt teg leen ci conditions yu baax am na loo xam ne dañ leen fa war a teg parce que bëri na lu ñu joué ci élevage nit mi ngi dem yàlla xam na ni man ba ma gëjee seetaan télé kenn xamul ban 1900 la su ma la waxee dëgg rek gëj naa seetaan télé te pourtant suñu foire adam yi ñi ngi dem di yóbbu ci télé yi di fay ay communication bi pour ñu jàppale pourtant man seetaanu ma ko waa ay millions te bëri naa ci ay morom donc yu mel noonu war nañ ko di bàyyi xel parce que xare ñi leen di jënd ñëpp ñu ngi ci réseau yi xare ñi leen di jënd ñëpp ñu ngi groupe éleveur professionnel ñu ngi laadum conseiller te nit ñi xamuñu loolu damay faral di wax ne ñii na ci groupe bi ñoo nekkaat ci fële léegi nag loo véhiculé rek day gaaw a jàll léegi nag yàlla rek moo mën a defar te du yàq réseaux sociaux yi li muy defar moo ëpp li muy yàq na nit ñi xam ne yàlla rek moo mën a defar te du yàq mais bu dee 195% yi defar na ko nit nag mënta baaxoo créer dara wala muy def ci dara te yàqu du ci am parce que doomu aadama moo toll noonu doomu aadama matewul noonu sunu borom moo mën a defar te du yàq te nit ñi sax am na ci ñoom seen gis dañ jàpp day yàq mais fekk yàqul léegi nag il faut ñu koy xalaat mais bu ñu gis rek réseaux sociaux yi bàyyi seen waar ci dara ba mu am réussir nga gis benn buñ ci yàq rek nga bëgg leen ci ŋàññ wala nga bëgg leen a génn ci li ngay def loolu man rafetlu ma ko am na solo bu baax a baax te nit ki su commencé ci Facebook lépp fekk ma fi mu dem ba WhatsApp mu dem ba YouTube kooku boo ko encouragé yaakaar naa télévision lay mujjee parce que télévision yi ñu ko fi am ñëpp nii lañ commencé woon te yéen boo xoolee temps bi ngeen def sax ak parlo bi ngeen ci am ak pas-pas bi ngeen ci am ñoom amuñu ko woon boo xoolee affaire bi escalier la donc da ngay jël marche par marche ba àgg ci terrasse bi li war nag mooy ñi nga xam ne suñu borom may na leen ci communication te am nañ ci xam-xam ñu ci jàpp
parce que affaire bi su doxee ñëpp la doxal bu yàqoo ñëpp la yàqul élevage boo nekkee ci gaal doo ñaan yow mucc da ngay ñaan gaal gi mucc ndax bu muccee nga mucc kon groupe éleveur professionnel Ladoum conseiller ñëpp daal ñu ngi leen di ñaanal di leen suñu borom dafa leen tawféex li ñuy yëngu ñu gis seen bopp bu baax a baax ndax mbir mi boo ko créé yaa am initiative bi mais bu ci ñëpp jàppee mu dox du àll gayoo ko moom du jaañ moo ko moom du xamadee ko moom gaal ñi ci dugg gaal gi la ñu war a ñaanal mu mucc mais kenn ku ci ne waroo ñaanal sa bopp mucc. affaire takk rajo boobu ñuy wax tey yaakaar naa ni ñi koy wax ñàkk xam moo tax ñu koy wax leeral nga ko ci lu bari tey un Diagne Modou tey buy wax ci xar bul xool aspect Diagne mâle bi muy wax wala femelle bi muy wax mais xoolal ni koy Diagne di waxee xoolal li Diagne di wax ba xam am na wala amul tey man mën naa ñëw tey ne champion adhère le mâle qui est Bouna champion adhère femelle bi nga xamante ni mooy femme d'affaires ñan ñoo leen meññ ñi leen meññ ñan lañu c'est pas du n'importe quoi moo leen meññ lu si mel ni femme d'affaires ku ko jur Maxu Sey champion fekkee ma kan moo jur Maxu Sey magistrat champion Adam 2016 ku jur magistrat champion Adam 2011 ku jur magistrat champion Adam 2011 ñu jël ñaari champion Adam 2011 couplé leen mu jur magistrat kon c'est pas du n'importe quoi kon lu mu am sàcc ko da koo donn ci ay maamam kan moo jur Maxu Sey première dame moo jur Maxu Sey ku jur première dame Boy Séeréer moo jur première dame kan mooy Boy Séeréer champion Adam 2012 champion xar bi 2012 mooy ballon d'or kon double ballon d'or kon xar moomu tey boo ko dee wax comme ni ma koy waxee nii nit taxaw na day takk rajo kon ñàkk xam yaa ngi jàngal koo xamante ni sax xamuloon lii kon mu ngi siy jàng kon éleveur nañ ci am esprit positif pas esprit négatif su ma ñëwee si xar moomu di Bouna kan moo jur Bouna la fameuse Lissa champion Adèle kan moo jur Lissa Cheikh Diop kan mooy Cheikh Diop champion Adam 2011 kon Bouna lim am sàcc ko da koo doonu si ay mboqam ah kan moo jur Bouna Bachir moo jur Bouna kan mooy Bachir doomu ndeyu Aïcha kan mooy Bachir kuy yaayi Bachir Jeyna kuy Jeyna champion Adam 2010 kon Bouna lim am sàcc ko da koo doonu si ay parents am kon mbokk yi nañu bàyyi xel ni lii dafa am solo si élevage day permettre ki nga xamante ni fekkewul jamono yooyu mën a jël note nga xam ni xar yi li ñu am sàcc ñu ko dañ koo doon ci seen génétique dañ koo doon ci li nga xamante ni moom mooy seeni mboq kon affaire bi du ñor tàbbi de dafa ñor xomm doo ko wadd kon nañu xam ni élevage nit ki buy wax da nga koy encourager mais pas nekk di indi aspect négatif da nga war a indi aspect positif li Ngagne Diène di wax li Diagne Modou di wax lan moo ci am solo bu dee 100% 80 yi am na solo kon ci di positif ñu positif fa encourager ko bañ a def dans les bateaux dans les roues ba ñooñ duñu am sañ-sañ sax wax ci xaru Diagne wala wax ci xaru Dramé wala ci xaru Alla Gueye dafay tombe rek xaritam moom ko wala tombe rek ma sàmba moom ko bu si waxee rek ñu ne da koy taxal rajo c'est quoi ça arrêtons ça c'est des esprits négatifs nañu cultiver la positivité te loolu mooy jëmale élevage kanam loolu mooy tax tey élevage bi tey jii nii nit ñi ñaaw sawar a dugg ci investir tey Alla su ma ñëwoon di indi ay millions sa kër dégg ngay xuloo mbay loo génnal si benn affaire dama ne comme ñii ñu ngi xuloo xaa ma taxaar samay millions dellu kon nañu xoolaat affaire bi bañ a sànnante ay xeer bañ a waxante lu ñaaw suñu biir ñu defante lu rafet ndax tey Alla champion jommul kenn Alla Gandhi musul jël concours musul yéeg podium ñaata millions nga si jaay loolu barkeelul kan moo jur Gandhi Cëndeela jur Gandhi Cëndeela da mus na jël concours bàyyi Cëndeela jël na concours kon tey doomu Gandhi bu jëlee concours sàcc ko da koo donn ci maamam Mandela moo fu njëkk jël concours 2009 indi 110 auteur boobu xar yi ay 103 la ñu am 102 kon Gandhi ay doomam bu ñu dee indi lii ay maam lañ ko donnoo kon Alla élevage bi yaa ngi ci bay seen waar bu mat sëkk kon leen encouragé jox leen seen matukaay réseaux sociaux yi impact bi mu indi élevage gars yi xamuñu ko de Alla après la ñuy comprendre nag. Voilà, une dernière question au président monsieur Kane bokk nga si yaa ak doyen Lamine Diagne si rare éleveurs yu am page yi nga xamante ne képp ku bëgg seen produit yi mën nga fa consulter wu. alors ñu ngi wax ni professionnalisme yi nga xamante ne moom moo war ci Ladoum yi yemul donc ci mbaar yi au delà ci de mbaar yi dafa war am benn communication bi nga xam ne aussi dafay méngoog type d'élevage bi ñuy def dafay méngoog jamono fu mu toll ak dafay méngoog xar yu ñu élevé alors de manière boo doon lancé tey message par rapport ak tey ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk milieu bi communication vraiment ni ñu koy war a defee comme ni ñu koy gisee ci yeneen secteurs yi ñu ngi investir ay millions yu bëree bëri pour sàmm seen communication ci secteur Ladoum yow lan nga jàpp ni tey moom moo war a nekk taxawaay éleveurs yi. waaw communication dafa baax parce que loo gis en matière de commerce en matière commerciale communication daf si baax déjà même bu dul dara sax aspect scientifique bi communication daf si baax parce que wax naa sànq ni élevage bi su évoluer à ce niveau là comme réseaux sociaux yi dañ si jouer rôle bu mag a mag
parce que tey jii comme ni may wax c'est parce que xar yu géniteurs yu gën yi dañ leen croiser ak femelles yu gën moo tax tey ñuy chaque fois ñuy battre ay record mais loolu lu ko waral lu tax ñuy xam yii ñooy géniteurs yu baax yii ñooy génitrices yu baax réseaux sociaux yi moo tax donc loolu communication aspect scientifique boobu am na si solo aspect scientifique am na solo aussi si ni ñuy xamee mensuration xar yi ni ñuy xamee évolution xar yi ni ñu ak yooyu yëpp loolu yëpp daf sur le plan scientifique communication bi dafa baax communication bi nag fu mu gënee mooy sur le plan commercial parce que tey jii comme ni may faral di wax élevage bi yan groupe éleveur professionnel ngeen tudd donc élevage bi toll na foofu su ñu waxee élevage professionnel nag loolu ça veut dire que yow aspect yëpp da nga ko war a jël en compte aspect scientifique bi aspect financier bi ak aspect communication bi marketing bi donc ki di commerce di marketing parce que soo xasee ba dugg ci commerce rek il faut li ngay jaay nga mettre ko en exergue nga mettre ko en valeur loolu mooy aspect marketing bi loolu nag mënul ñàkk parce que instant bi bu njëkk ba xëy na dañ doon wax dañuy élever par passion donc soxloo marketing parce que sa bëgg-bëgg la léeg-léeg sax bëgguloo jaay à la rigueur mais tey jii la majeure partie des éleveurs tey jii dañuy élever même bu dee passion moo leen si poussé mais dañu bëgg rentabiliser seen bergerie da ngay gis léegi nit ku ñëw sax jaayi terrain ñëw investir si xar wala jaayi benn otom investir si xar wala dem def prêt bancaire investir si xar donc kooku soxla na rentabilité boobu nag dafa ànd ak compétitivité pour être compétitif nag il faut nga dugg si marketing bi mooy nga wane sa bopp wane li nga yor nit ku nekk da nga am ay atout sa atout yi ngay wane sa atout yi ngay wane ba nit yi xam la parce que tey jii bëri na ñi nga xam ni tey jii xëy na ñu ngi jaay mais suñu defoon plus de communication ci li ñuy gën a jaay wala xëy na suñu defoon plus de communication ci la ñuy gën a xam seen xar ba am na ñoo xam ni tey jii dañuy jaay parce que tout simplement seen communication dafa baax peut-être sax seen élevage méngoowul fi ñu leen tollalee mais seen communication moo baax ba ñu egg foofu donc aspect communication bi c'est très important si fànnu yëpp nag si fànnu xam-xamu élevage si fànnu jëndax njaay si fànnu développement élevage en tant que tel parce que su communication amul élevage mënul développer wu. jërëjëf Diagne Modou jërëjëf Ngagne Diène si vraiment si xalaat bu rafet bi ñu fi partagé parce que jàpp moo la tax aussi ñoom ñoo dagg émission bi président Abou Kane aussi am na ay conseils mais aussi am na remarque bu am solo bu ñu fi def par rapport à communication tey ci nu muy apporter secteur bu nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax am ñi nga xamante aussi ñëw nañ fekkee si émission bi kenn kii mooy Mamadou Dramé borom Pecos Mamadou Dramé borom Thiant Mamadou Dramé borom Laadum Sénégal borom Mbaxu nekk quelqu'un ki nga xamante ne aussi il est très actif par rapport ak publication produit am ci réseaux sociaux yi tey muy Facebook muy WhatsApp ainsi de suite mu bëri li nga xamante ne aussi comme ni ko Diagne waxee sànq amal na ko solo parce que dem na ba tey par exemple dafa am benn marque wala benn label maxu xaru askan wi dem na ba jouer ci conscience nit yi alors communication boobu est-ce que c'est fait exprès est-ce que ça fait partie du plan de marketing ak ñoom seen ñu bàyyi ko rek mu nuyoo bu ko defee rek mu joxaale contribution par rapport ak loolu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu ñu toog ci plateau bi yëpp muy Mbaylo Alla Hamadi ak Ndongo ak ñi nga xam ne jaar nañ fi ba dem donc yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu vraiment di leen ziar di nuyu waa JEB nag daa di kontaan trop nag parce que ku xam ci ni mu déparé woon bi ñu koy doog def groupe gars yi comprendre luñ ko woon sax kenn ku si nekk ñi lay expliquer nii ngay def ak nii ba tey mu yegg si fii macha allah da ngay xam ne li am solo rek mooy loo xam ne nii lu dëggu la ba pare ay nit nekk ci ñu ambitieux vraiment su ko defee rek day jëm ci kanam tey ji ko xool fi mu déparé ba egsi fii vraiment xel day dal da ngay xam ne vraiment élevage baa ngi dox bu baax a baax donc loolu moom ñu ngi ciy kontaan bu baax te di ñaan nag affaire bi dem ba dépassé fii sax waaw mais daal suñu xel dal na ci quoi waaw mooy comme li nga wax nag déglu naa la ngay wax ci wàllu communication xam nga élevage bi moo yegg foofu léegi boo xoolee sax léegi bergerie yi ni ñu koy defaree da ngay xam ne loolu communication la parce que da ngay dugg ci bergerie boo xam ne nit mën na nekk fanaan fa yeewu fa nelaw fa comme fi ñu nekk nii wala gis bergerie boo xam ne sax day daax ay kër donc loolu communication rek moo tax parce que nit bu ñëwaan tey jii ku xamul xaru laadum bu ñëwee ci bergerie bi xool ni ñu defaree xar yi donc bu xoolaatee xar yi dina leen respecté parce que dina xam ne xar yi ñu defal fu mel nii donc lii nekkutul ay caaxaan loolu la communication nag lu bokk la ci élevage parce que mooy tax nit ñi tamit comprendre xam lii lan la moo tax communication dafa am solo parce que mënutul dem élevage mënutul dem sans communication dem na sax ba say xar boo koy photo wala nga koy publier ak lépp loo mënta def war nga ci xalaat def ko di nga dem ba toll foo xam ne tamit ci élevage boo communiquer dina am ñu ko gisee nii am ñu ko gisee ne la donc kon élevage plus que nga ciy dem
yow sa bopp da nga war a xam ne affaire bi day gën di compliqué nga foo war a waxee nga waxee fa foo warul waxee donc nga noppi waaw élevage bu mel noonu donc communication bi moom lu ci am solo la te lu mel ni groupe bi tamit day dimbali nit ñi si lu baree baree bëri man jaay naa ay nit ñu baree bëri xar te gisante wuñ à travers réseaux sociaux yi wax dëgg yàlla moom moo tax mën naa wax ne 50% si li ma jaay ci xar ci ay réseaux sociaux donc moom laa leen jaayee donc kon lu am solo la waaw vraiment daal lii moom ñoo ngi koy saluer bu baax a baax te di ñaan bu baax mu gën a jëm ci kanam seen liggéey rafet na macha allah. waaw Dramé dañu gis ni yàgg sa doom baay Grand Rane ak Maxu tëkkale bi bari na te ñoom ñaari naataangoo lañ te élevage dafa baaxoo tëkkale ngeen ñëw Tëngéej yéen ñaar ñëpp ngeen mooy tënte Grand Rane ñëw sectoriel dugg ñu natt ko ndax Dramé pare nga pour sectoriel Dakar bi tamit nga natt Maxu ndax coow li bari na trop te ci réseaux sociaux yi la jaaree waaw combat à distance yi bari na trop te dama gis ni yéen ñaar mooy tënte bi bari na mais Rane dëggal na boppam première sectorielle ndax pare nga pour dëggal sa bopp deuxième sectorielle. waaw ngañ jën waaw mooy comme ni nga ko waxee rek donc Rane ak Maxu ay doom baay lañ loolu mën naa wax ne ndamu abukan la quoi parce que vraiment yor ay xar ñi dem bañ leen di tëkkale ñoom ñaar te ñaari xar yi nga juddul ko donc loolu yow sa mérite la sa ndam la Rane ak Maxu bu ñu doon concours tey su Rane amee ndam méritu abu la su Maxu amee ndam tamit méritu abu la waaw dëggal sa bopp nag mooy bokk benn tàkkusaan ñu natt leen ci benn tàkkusaan loolu mooy dëggal sa bopp yaa ngi naan mooy tontu bi bëri na mais Maxu préparé woon nañ ko te ngeen jàng xëy na yàlla moo dogal duggul Rane tamit vraiment ñëw na sectoriel natt nañ ko am na ay macération yu extraordinaire donc tamit Maxu nañ ko xaar rek bu ñëwee comme Rane ay magam Faraan jaaroon rek moom mu jaar fa wis si dara rek incha allah. Dramé ñëpp dañ gis ni Tëngéej Maxu pare na connaisseur yëpp bi ñu ko xoolee xam ne gagnant la woon est-ce que manque expérience taxul Maxu bañ a dugg staff bu manque expérience est-ce que taxul Maxu bañ a dugg. Maxu pour man tollootul ci dugg concours pour jël ay trophée parce que loolu yomb na parce que mën naa wax ne sax foiru Kër Massar mais avant may dugal Maxu woo naa ñoom Naaru Sëñ Fall wax leen ko ne leen nag ñëw ma pour jël si trophée mais battre ay record moom tax a jóg donc trophée Kër Massar ak trophée Tëngéej yëpp benn la rek donc Maxu benn trophée rek lay xaar muy Sall Adam boobu bu ko amee mooy am na trophée daj dëpp gi mais bu Kër Massar ak bu Tëngéej yëpp benn la kon comme li ngay wax ni tëkkale bi dafa bëri woon ci réseaux sociaux yi Maxu ñu préparé ko mu ñëw mu waroon dajeek ay naataangoom mais nag loolu yàlla dogalu ko kon amul benn sens foofu pour muy dugg parce que même bu duggoon tamit bu passé dañ naan ñi mu doon jonganteel moo leen mën après wax ji day continuer kon combat balaa moo neex dëgg mu nekk combat jànq mais Maxu du xar boo xam ne day xëy rek du yooru balaa moo génn day génn ci lu leer su ko defee nga xam ne bu génnee bu combat bi mën a neex bu faar bi passé xam nga waxtaan wi gën a mën a neex mais xam nga def concours ba pare concours bi passé ñi def fa Sorotien wala ñi def fa à suivre naan bu diw duggoon wala bu duggoon loolu après ay polémique lay doon. pas daaw bi amoon diggante Galactique ak ñoom Khoureychine pratiquement période bii la commencé woon chaque jour bu ñu xëyee gars yi yendu ci wax ci loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne aussi Saladam bi joué na ci rôle bu am solo ci concours bi nii tey aussi bu ñuy tëkkalee ak Grand Rane ak Maxu à travers les réseaux sociaux ñu ñëw ci benn foire ñu moytante gars yi continuer waat di coow ci réseaux sociaux yi yow en tant que propriétaire xar bi aussi volet marketing boobu est-ce que lu la neex la wala aspect bu négatif la ci sa xar. waaw loolu boo xoolee communication bu doy waar la parce que boo xoolee foiru Tëngéej bi mën naa wax ne Grand Rane ak Maxu ñoo ko jaay Grand Rane ak Maxu ñoo jaay foiru Tëngéej bi te loolu mu ngi commencé woon Thiès la commencé boo xoolee ñu bari ñoo xam ne ñëw nañ ñaari xar yooyu lañu doon xaar tey jii bu fekkee ne ñoom jàkkaarloo wuñ foofu donc communication bi day continuer coow li day continuer expense bi day continuer donc loolu tamit booy xool communication bu baax la lu baax la ci élevage parce que tamit bu nit ñi di xaar benn affaire bu xasee ba am rek jeex na mais tant que amul day nekk si bopp nit ñi di leen travail chaque jour ñu koy xaar kon xaar boobu tamit luy animer élevage bi la moo tax man awma ci dara loo xam ne vraiment naxat na ma waaw parce que créer mute ci benn affaire dafa am solo mute nag mooy loo xam ne nii chaque jour nit ñi ñoo ngi ciy xalaat naan bu ñu ko nattee dina am lii wala du ko am lii dugg na fii génn na fële mais le fait que ñu xas ko def rek jeex na ngañ mi tey jii bu gisoon benn soxna ci koñ bi lu mu ko bëgg bu ko xasee ba takk bu nekk ci maanaam 2 mois rek jeex na yaa ma gën a xam naa li mu ko wax. jërëjëf mbokk yi seetaan ZEP TV en partenariat avec SD 2000 TV mi nga xamante ne aussi ay professionnels lañu ñi nga xamante ne aussi tey bokk nañ ci di jouer ci rôle bu am solo ci à travers direct yi ñuy def ci foire ak ñoom seen ñu nekk suñu premier numéro fas yéene waxtaan ak impact bi nga xam ne réseaux sociaux yi am nañ ko ci élevage tey sànq présenté nañu ki nga xamante ne moom mooy Alla Gueye Alla nekk quelqu'un ki nga xamante ne tey bu ñu wax réseaux sociaux yi ci élevage yaa ko tàmbali ak groupe éleveur professionnel Facebook ba tey mu àgg ci 133 000 wala 136 000 membres
inspiration bi àll fan la jóge waaw Hamady Mbodj maa ngi rafetlu sa question waaw di wax ni ñun dañuy yëngatu ci élevage di yëngatu ci leneen ak leneen mais lépp lu ñu gis ci biti loo xamante ni dafa rafet ñun dañ koy xëcc indi ko ci élevage bi waaw ñun ci sens boobu la ñuy évoluer quoi waaw loolu moo tax tamit ñu créer groupe éleveur professionnel en 2013 waaw parce que dañoo dugg ci élevage fekk ñu fi lu bëri daal comprendre mais comme fekk ñu fi lu bëri xam nga ñu indi ndànk ci wàllu groupe bi ak di animer yenn débat yi ak yu mel noonu di def ay visite en distance comprendre ak parfois di dem ba ci yenn bergerie yi di ci def ay live ñi nga xamante ni dañoo nekk fu sori di ñu mën a suivre comme ñu mel ne ñi nekk ci diaspora bi ak yu mel noonu xam nga dañuy mel ni aussi tamit ñi ngi Sénégal ñi ngi ci mbaar bi nga nekk te dañu am esprit boo xamante ni muy esprit partage waaw loolu la quoi dañu am esprit partage bu baax ci wàllu élevage quoi. merci beaucoup Alla créer benn affaire lu mel ni réseaux sociaux yomb na trop à travers sa téléphone mën nga yëkkati dugal application bi créer ainsi de suite mais li tax muy réussir li tax nit yi di ko suivre continuité boobu ci am liggéey boobu ci am animation bu ci am aussi du n'importe qui moo ko mën du n'importe qui moo ko am alors bi nga créer groupe yooyu noonu muy groupe façon xeetu groupe yi nga créé yëpp suivi bi ak animation bi nan nga ko daan gérer ak administrateur yi nga xamante ne aussi ñoom ñaa daan gérer yooyu noonu la daan détecté. waaw Hamady ñun xam nga man dama bokk ci nit yoo xamante ne souvent bu ñu waxee lii nii la bon damay sàmm loolu quoi waaw damay sàmm loolu quoi man damay gëm sama kàddu waaw loolu la quoi moo tax it bi ñu ko créé aussi tamit def nañ ci tout pour mu réussir quoi waaw ba yàlla dimbali nañ ci quoi bon premier administrateur bi ma ci njëkk a yokk moom mooy Siré Diakité comprendre bi ma ci yokkee Siré Diakité ñëw fekk ma ci aussi tamit mu def ci liggéey bu am solo aussi tamit maa ngi koy nuyu de passage après ci la ñu waxtaan ak sunu benn grand Matar Niang bon bi ñu waxtaan ak moom mu ne Pape Maguette Diop bu laadum Sénégal comprendre moom yàgg na ci milieu bi te xam na ko quoi dama bëgg ngeen boole ko ci quoi ci laa contacté Pape Maguette mu ñëw ànd seeg ñun quoi ci wàllu administrateur moom tamit aussi tamit mu defoon règlement bu am solo ak yenn liggéey yu bëri daal defoon nañu ko en même temps aussi tamit ñu indi tamit Mbaylo Gaydel après ñëw na def na ci daan def animation yu am solo ak Yaya bu Mauritanie moom tamit waaw moom tamit daan na def ay émissions yu am solo ak kenn ki nga xamante ni moom tamit bon foo compte yi la woon quoi muy Balla Ndiaye waaw Balla Ndiaye moom tamit xam naa moom it def na ci liggéey bu am solo aussi tamit donto kenn xamu ko woon quoi aussi waaw. merci beaucoup Alla si say partenaire léegi-léegi ñi nga xamante ne aussi tax nañu groupe bi ak si fu mu egg si fii boole nga ci léegi ki ñu wooyee Mbaylo nekk un jeune bi nga xamante ne ku marqué empreinte am la ci cadre élevage surtout si wàllum Facebook Mbaylo da daan tagg xar ba nga yaakaar ne kii sa waay voilà tellement que da daan neex tellement que da daan professionnel tey jii nii ñu dem ba aussi ñu àgg fii nii Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar avant tout say impression par rapport tey fu groupe bi àgg tey. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu suñu mbokk éleveurs yëpp di nuyu suñu mbokk internet yi di leen ziar bu baax a baax di leen wax ne Ramadan Mubarak di nuyu ñu ma bokk ak plateau bi muy suñu directeur Alla Gueye di nuyu sama doyen Amadou Mbodj di nuyu sama doom nday muy nday kii muy Ndongo Ndiaye di ziar ñëpp nag aussi waaw Amadou di rafetlu lool initiative bi parce que lii moom lu rëy la tàmbali ci benn dem ba tey ba dugg ci télé di ko rafetlu lool waaw di am kontaan lool JEP moom groupe la bi nga xamante ne daanaka li ñu koy wax ante yàlla tax la ñun ñëpp ñoo bokk ci di ñu yëngu bokk tamit di ci baywaar ba tey mu àgg fi mu àgg waaw di ci remercier waat bu baax a baax Alla Gueye mi nga xamante ne moo ko créé te moo ñu ci boole aussi tamit tey jii lépp lu ñu am ci wàllu boobu rek suñu tur fu mu àgg tamit mën naa ne JEP moo ngay fi ko àggale fi nga xamante ne am nañ tur bu rëy ci élevage te JEP moo waral loolu waaw di remercier waat bu baax a baax.
merci beaucoup téléspectateurs yi maa ngi leen di fàttali rek yéen ngi seetaan GEP Web TV ak suñu partenaire buy SD 2000 li nga xamante ne aussi grand événement yi am ci élevage yëpp moo koy faral di couvrir ak professionnalisme surtout GEP au delà de lu ñu fi yax yëpp au delà de aspect élevage bi marketing bi communication bi am na benn volet social bu am solo bi nga xamante ne depuis un certain moment ñoo koy sentir ci ñoom tàmbali woon na depuis daaw jékk ñu ngi fàttaliku jamono bi ñu fi sàccee xaru Bësis Sow xar bu ñu jamono bi ñu fi sàcce aussi bu ñu fi rey aussi xaru ki nga wax xamante ne moom mooy James Mbeng temps yi la passé bëri na fi aussi yi nga xamante ne ci cadre social toujours ak pédagogie lancé woon nañu fi benn slogan wala benn kii bi nga xamante ne danañ soutenir man personnellement lycée bi nga xamante ne fa lay liggéey muy l'élevage au service de l'éducation dem ba réfectionner 4 salles de classe ci année scolaire bi nii en plus de cela aussi fan yi ci ginnaaw rek bëri na ñi nga xamante ne tey wàllum social tey groupe éleveur professionnel mu ngi ciy yëngatu ñu dalal benn administrateur ci groupe bi ñu koy woowee Ndongo Ndiaye ñu bàyyi ko mu nuyoo rek mu wax ñu tey aspect social boobu noonu lan moo tax ñu intégré ko ci groupe bi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk éleveurs yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen wax ci weeru koor gi ñu dugg yal nañu ci yàlla nangul lépp luñ ci jaamu di ñëw rek comme ni ko Amady waxee. di wax ci aspect social bi nga xam ni moom moo nekk ci groupe bi ndaxte boo xoolee tamit lu ci mënti am ñun ñëpp dañuy nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ni yenn saa yi suñu borom moo ñu koy teg te tamit suñu àndee tamit yàlla moo tax ñu ànd malgré lu mënti am élevage moo ñu boole mais tamit tiis day dal ci ku nekk comme nag groupe yi day dajale ay nit. te façon cadre nit bu nekk mu ngi ci te tamit tiis ku nekk xam nañ ku nekk tegoo ko sa bopp suñu borom moo la koy teg ba saa su ne rek événement yooyu su amee comme ni mu ko Amady waxee moo xam salle de classe bu ñuy bëgg a tabax moo xam koo xam ni dañu sàcc ay xaram wala comme suñu mbokk éleveur bi ñuy wax James Mbeng jamono yee événement bu metti daloon ko boo xam ni ay xaj ñoo rayoon xaram yu bari bi ko defee nag bi ñu déggee loolu ñu daal di def benn genre aide de solidarité boo xam ni à travers réseau bi lañ ko jaaree man maa nekkoon ki nga xam ni moo doon collecté xaalis bi éleveurs yu baree ñëpp def nañ ci seen loxo ñi di ko yónnee à travers Orange Money ñi di ko yónnee à travers si Wari ñi di ko yónnee à travers Tigo Cash te li ma ci gën a neex rek mooy éleveurs yi bi ñu ko defee ñëpp dañuy nëbbatu kenn du nangu sax bëgg a fësal boppam nga xam ni ñoom dañ ko def te yàlla tax kon daal de manière générale li ñu mën a wax moom mooy élevage bi daal de manière générale dañoo ànd te yàlla tax ndax tey lii lañ jubte woon mais finalement ñu ngi ciy bay beneen waar boo xam ni mooy affaire de aide de solidarité bi te loolu day jouer ci conscience nit ñi day jouer tamit ci suñu jeexitalu élevage kon daal de manière générale ni ñu ko mënee wax réseaux sociaux yi moom lu baax moo ci ëpp daal lu baax daal man loolu laa ci gis ni moom moo ci ëpp ndax malgré à travers aide yi sax mais xamante bi ak ba mujj gi nit ñi dañuy dem bay tuddante ay doom nga xam ni kon loolu élevage rek moo ko mën daal. merci beaucoup Ndongo Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yu rafet yooyu ci aspect social bi nga xamante ne aussi éleveurs yi ñu ngi ciy yëngatu depuis un certain moment ci tabax salle de classe ci dimbali éleveurs yi nga xam ne dañoo sàcc ay xaram wala ñu rey seen xar yu mel noonu ainsi de suite Alla Gueye réseaux sociaux yi aussi am na benn côté bi nga xamante ne surtout Facebook nga xamante ne ay faux compte bu daan na ci am ak yeneen daan na ci am bëri na ñi nga fa dimbali ñu xam réellement milieu bi nan la tëddee mais bëri na ñi nga xamante ne aussi xaw nañ leen faa rey si ay jaay leen ay xar yi nga xam ne nag demeewul noonu wala di publier ay xar yi nga xamante ne liñ daan publier nekkul woon ci xar bi ñu ne doomu diw la fekk ainsi de suite alors dérive yooyu wala est-ce que amoon ngeen benn outil bi leen daan permettre ngeen di contrôler loolu daan xaw ci groupe yëpp jamono jooju. waa xamadi yow tamit foofu tamit dinaa la fa sawar a tontu parce que xam nga gis nga groupe éleveur professionnel bi ñu koy soog a ubbi bon ay débat da daan am quoi dafa am ñoo xamante ni duñ ay éleveur dañ daan suivre débat yi quoi léegi nag ñoom bu ñu daan suivre yenn débat yi souvent bu daan am yenn kii ñoom affaire bi da leen di jaaxal quoi. da leen di jaaxal dañ lay jël si suuf di la laajte ñii li ñuy wax lan la quoi parce que day mel ni léeboon ak lippoon daal bon ñu dem ba si ñooñu parfois dañuy jékki-jékki publier ne la bii mooy sama première laadum mu à travers groupe bi comprendre mu nekk loo xamante ni da lay neex
comprendre maanaam aussi tamit dafa dem ba aussi tamit li nga xamante ne daraan am si biti groupe bi lu si bëri da ko dégager waaw léegi tey dafa maanaam kiiraay bi amoon ci élevage bi yu bëri léegi dañ na quoi comprendre à travers groupe bi parce que di nga xam xar yu baax yëpp di nga leen xam à travers groupe bi tey boo ñëwee ci wàllu élevage tey boo suivre rek non di nga xam fan nga war a teg sa tànk quoi waaw loolu la quoi liggéey boobu tamit mu nekk liggéey bu ma neex a neex parce que ñun objectif boobu lañ ci amoon comprendre waaw loolu la quoi. jërëjëf Alla Gueye liggéey bu métti la liggéey bu nga xamante ne aussi ça demande beaucoup de temps aussi ak sérieux bu war am ay jeunes yi nga xamante ne dañ naan faral di gis comme ni ma ko cité sànq Kaaw Mbayloo Guèye ak ñeneen ñi nga xamante ne aussi daan nañ yëngatu baax a baax ci élevage Mbayloo am na benn jamono ñu daan wax ni yéen ñi nga xam ne da ngeen di faral di tagg xaru jaambur yi ainsi de suite dafa am li ñu daan fay wala dafa am li nga xamante ne aussi ñenn ñi bu ñu leen ko joxee ngeen naan sawar ci wax ci yenn xar yi tey jii nii étape boobu weesu na ñu ngi ci leneen mën nga ñu fàttali tuuti rek lu leen daan motiver jamono jooju noonu ba ngeen daan jël benn xar di vraiment di wax ci moom li nga xam ne képp ku ko dégg rek da ngay sawar uti ci produit boobu. waaw si côté communication bi nag moom suñu bëgg-bëgg la nekk ay ndaw yàlla nattuñu ñu bëgg xar loolu moo andi suñu communication si laadum yi moo tax ñu dox si ay jéego yoo xamante ni mën naa ni yóbbu na suñu tur fu sori. Du caagi ne nag dañuy wax ci xar nit di ñu jox dara wala ñuy wax ci xar nit di ñu neexal wala ndàmpaay déedéet ñun loolu suñu bëgg-bëgg la aussi dañ doon siiwal xar yi aussi tamit di dem ci maal yi di leen topp aussi di xam seeni fort ak seen faiblesse aussi tamit di wax si ñoom li nga xam ne mooy seen fort ak seen faiblesse mooy lu ñu mën di ci wax communication bi nag xëy na yàlla nag mooy dogalee noonu nit ñi moom si gis-gis yi yemuñu ku nekk ak ni ngay gisee mais xar yi moom mën naa ni ndàmpaay loolu amu ci suñu bëgg-bëgg la woon ñu koy def di communiquer ci xar mu ñuy neex lool suñu plaisir la wax dëgg yàlla noonu la demee mais du caagi ne dañuy wax ci xar ñu ñuy neexal wala yooyu daal ak gëm-gëm la aussi tamit loo xamante ni dafa nekk si ñun te aussi sax xar yi moom booy wax si ñu moom sax yow da ngay kontaan boo xamante ni daal day jéggi dayo daal waaw. jërëjëf Mbaye ñu ngi si cappaandaw émission bi ñu ngi ak toujours SD 2000 TV la chaîne qui valorise le média bi nga xam ne moom mooy suñu premier partenaire ci nouvelle chaîne bi ñu lancé si YouTube muy groupe éleveur professionnel Web TV. Alla Gueye suñu dernière question rek Alla créé dara mu réussir daanaka ñëpp koy bëgg a toppandoo bu ñu la toppandoo aussi concurrence dina ci am parce que aussi concurrence dans un bon côté dans un bon sens dina ci am nga war a continuer di innover nga war a continuer di dundal sa groupe nga war a continuer aussi di supporter concurrence boobu noonu. xeetu yooyu yëpp tey ba ma agsi tey bu fi nga agsi nii tey lan moo nekkoon secret bi. waaw Hamady Mbodj damay wax ni maanaam concurrence lu mu amul rek aussi loolu des na quoi waaw te concurrence boo xamante ne aussi pour man dafa sain amul problème daal wax dëgg yàlla parce que bon comme ku mel ni mun naa wax ay laadum conseil comprendre ne sunu grand Diagne Modou yor ko di ci def liggéey bu am solo. bon mënuñu def lu dul di ko rafetlu quoi parce que aussi tamit moom bokk na ñi nga xamante ni bi ñu créé ba pare moom moo ñu si njëkk a fekk comprendre waaw ubbi groupe am quoi si Facebook ba ci WhatsApp beeg yëpp quoi waaw dafa doon loo xamante ni bon dafa yaatu quoi dafa yaatu benn groupe rek waru koo mën a def quoi looloo tax quoi te bon. Comme ku mel ni WhatsApp bi xam nga 256 personnes rek da mën a jël ak bu fekkee Facebook moom amul limite ñu ngi toll ci 136 000 et quelques membres quoi xam nga foofu tamit yaatu na aussi xam nga bon te dafa doon loo xamante ni warul nekk loo xamante ni waroo ko jël côté négatif bi quoi ci côté concurrence bi waaw da nga ko war a jàppee loo xamante ni lu sain la daal. man noonu laa ko jàppee quoi loolu tax diisul ci man et puis dama koy rafetlu quoi et puis tamit fu mu mën a dugg di participer aussi tamit dinaa fa dugg di participer quoi waaw ok merci. jërëjëf mbokk yi seetaan GEP Web TV ak suñu partenaire yi di SD 2000 TV la chaîne qui valorise le média ànd ci ak Ngalla ak waa groupe éleveur professionnel yëpp seen administrateurs yi mbokk yi lii moo nekkoon suñu première émission li nga xamante ne émission lancement la woon. li koy permettre nag mu mën a continuer yéen da ngeen ci bokk yéen da ngeen ci jàpp à travers partage yi ngeen koy partager mais aussi à travers ay j'aime wala ay like yi ngeen koy may loolu moo koy dundal di xamal ne rek élevage moom moo toll fenn fi nga xamante ne aussi communication da ci am solo donc moo tax ñuy def suñ kéemtalaay kattan ñun itam
fi nga xam ne aussi war nañ ko mën a féete rek ñu féete ko élevage di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ak yokkute di ñaanal ñi nga xamante ne aussi ñoom ñu suivre ñu jéggaluñu duñu baal àq parce que aussi wax des fois dafa yombut des fois nga wax ci groupe heurté nit ki wala nga wax leen li nga xam ne dafay blessé nit ki sans pourtant nga ci rendre compte donc lépp li nga xam ne am na ci yooyu rek ñu ngi ci baal àq ñëpp ci jéggalu ñëpp di may kàddu gi rek suñu mbokk administrateurs yi nga xamante ne aussi tey groupe éleveur professionnel bu fi àggee ñoom ñoo tax ñu àgg fii ñu tàggatoo ak mbokk yi ñu jeexante dig daje ba beneen incha allah. ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax nag scène bi mu ngi seen disposition comme ni ko Ahmed di waxee rek pour nu ngeen ko mën a partager ak nu ngeen ko mën a jàllalee ba ñëpp mën see gis seen njariñ daal ñu ngi leen di jaajëfal bu wér. waaw di ñëwaat di wax ni mbokk éleveurs yëpp nañu abonné ci web TV bi ànd kook suñu partenaire SD 2000 TV kon nag à votre disposition bàyyi nañ leeg kii bi maximum de partage daal. waaw di sant rek ñi nga xamante ni aussi ay mag lañ nga xamante ni accompagné nañ groupe bi ko si mel ni sunu président Omar Kane Abou Kane ak Lamine Diagne ak Pa Ousmane Ndiaye Angle Mousse ak Baye Abdoulaye Diop ak yeneen mag yëpp ak ñi nga xamante ni ñi ngi def liggéey bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen wax nag aussi tamit ni ngeen mën a jàppee ci liggéey bi ak ni ngeen ñu mën a encourager mooy ngeen abonné quoi waaw abonné leen ci SD 2000 TV quoi waaw pour mën a def promotion wu élevage bu baax a baax a baax surtout day leen partager quoi. waaw mbokk yi di leen jaajëfal bu baax xam nga ni wax yombul di remercier gars yëpp di leen wax ni nag lii nag élevage moo ciy gagné ñu bañ ko def esprit de concurrence wala dara ñun ñëpp nañ ci jàpp dugal suñu loxo mu jëm ci kanam parce que suñu ndam la ñun ñëpp aussi tamit élevage rek moo ciy gagné di ñaax suñu mbokk éleveurs yëpp ñu partagé ko ak j'aime bi aussi surtout tamit ñu abonné ci chaîne bi ñuy wax SD 2000 TV ñu jàpp si bu baax dugal seen loxo xam ne suñu yëf la ñun ñëpp bu jëmee kanam élevage da jëmal kanam te ñun ñëpp ñoo ciy gagné bu baax a baax di leen remercier bu baax. merci beaucoup mbokk éleveurs yi donc dañuy joxante dig daje rek incha allah ci fan yi di ñëw soit ci benn émission wala ci benn plateau bi nga xamante ni toujours ce sera dans le cadre de l'élevage ak SD 2000 TV groupe éleveur professionnel ca kaw ci kanam peace out.